yu ITV di leen daal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey si altine gi am mbégte dalal professeur Coumba Touré Kane nekk présidente Afravi 2020 naka noonu nekk virologue moom tamit moom mooy directrice scientifique et responsable de la plateforme de biologie moléculaire bu IRESSEF mu nekk tamit recteur bu université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack professeur Coumba Touré Kane maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. ñu ngi lay gërëm monsieur Cissé di kontaan lool ci invitation bi di gërëm également téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ITV. ci surtout ci émission bi kennu askan wi. alors professeur gis nañ Dakar di abrité fukkeelu conférence francophone jëm si wàllum VIH hépatite ak santé sexuelle Covid-19 loolu conférence boobu d'abord choix wu Dakar est-ce que nekk na choix bu gratuit Sénégal. jërëjëf monsieur Cissé ci question boobu noonu. conférence bi bu ñu sañoon ñëpp dañuy teew tey ci Dakar. mais nii feebar bi lëmbee àddina bi feebaru Covid-19 loolu moo tax ba nga xam ne conférence bi dañ kaa def conférence connectée. oui maanaam ku nekk fi nga nekk foofu nga nekk di connecté wu ci conférence bi. am na ñu nekk France am na ñu nekk Sénégal Belgique bi ñu xayma bu mujj bi am nañ juróom-ñaar fukki réew ak juróom yoo xam ne connecté wu nañ. ci ñi nga xam ne ñoo inscrire ci conférence bi di ci connecté wu ëpp nañ ñetti junni doomi aadama yoo xam ne connecté wu nañ plus de 3000 personnes ñoo connecté wu ci conférence bi conférence bi li nga xam ne moom moo ko tax a jóg moom mooy wax gëstu yi nga xam ne ñoo mujj ci li jëm ci feebar yooyu nga lim maanaam feebaru sida feebaru hépatite ak li nga xam ne moo ko wër feebaru néegu sëy ak feebar yi nga xam ne moom moo mujj muy feebar bi lëmbee àddina bi actuellement muy Covid-19. waaw léegi Afravi moom mi ngi juddu ci atum 2009. 2009 waaw atum 2000. fukki at ak benn. waaw am na fukki at ak benn. très bien 2009 lañ ko sos biñ koy sos li taxoon ñu sos ko mooy dañoo gisoon ne gëstukat yi ak. fajkat yi nga xam ne ñooy làkk kàllaama nasaraan maanaam tubaab bu ñu denkee ci conférence yu mag a mag yi nga xam ne nit ñi anglais la ñuy làkk te bu fekkente ne amul li ñuy wooyee traduction simultanée c'est-à-dire nga am ay jumtukaay yoo xam ne lu nit ki wax ci anglais ñu waxal la ko ci nasaraan dañ doon réer duñu mën a suivre bu baax duñu mën a comprendre après ñu ne il faut ñun ñu dajaloo fexe ba nga xamante ni bi lépp loo xam ne wax nañ ko ak gëstu yoo xam ne moo mujj a génn yu mucc ayib ci kàllaama gëstu yooyu noonu ñu fexe dajale ñi nga xam ne ñooy làkk nasaraan ñaari at yu nekk dajaloo loolu yëpp wasaare ko waxtaan ko ak ñoom seet nan lañ ko mën a jëfandikoo ci seen réew pour jëmale seen ay gëstu ak jëmale wér-gu-yaramu doomu aadama yi ci kanam. loolu moo ko waral. alors si bilan wu Afravi gis nañ aussi si vision bi bokk na si lu ñuy wax bilan bi nga xamante ni dafa jëm si stratégie 90-90 mooy lan. waaw loolu lu am solo la parce que. bi 2014 dañoo xooloon gis ne am na dëkk yu bari yoo xam ne ni ñu waroon a xeexee jàngoro Sida xeexewuñu woon noonu jàngoro Sida après ONU Sida wax ne. na dëkk bu nekk ñu def ay objectifs yoo xam ne année 2020 dëkk bu nekk góorgóorlu ba essayer jot objectif yooyu objectif 2020 objectif 2020 yi ñu ngi ko tuddee ñetti 90 pourquoi ñetti 90 mooy 90 bu njëkk bi mooy boo tegee téeméeri nit yoo xam ne yi ñu ngi dund ak doomu jàngoro Sida réew mu nekk war na teg ay jëfandukaay ak ay stratégie yoo xam ne fu ñooñu nekk dina leen mën a gis ba ñu diagnostiquer leen buñ leen seetee saytu ne ñoom ñu ngi dund ak doomu jàngoro bi ci seen biir ñu fexewaat ba juróom-ñeent fukk ñu mën leen a lëkkaloo ak bérébu fajukaay yi ba ñu mën a commencer leen di faj ci ñooñu nga xam ne ñoom la ñuy faj ñuy jël doomu garab yi di faju ñu fexe ba nga xamante ni bi juróom-ñeent fukk ci ñoom tamit dinañ am li nga xam ne moom la ñuy tuddee ci nasaraan suppression virale. suppression virale mooy maanaam
doomu jàngoro ji naam amaguñu garab boo xam ne daf koy rey carrément mais dinañ ko wàññi ba nga xam ne kooku dina mun a dund ak doomu jàngoro ji liggéeyam te li mu nar a wàlli nit ñi du bëri loolu moo tax ñu def stratégie des 3,90 2014 lañ ko lancé maanaam 2020 réew mu nekk war nga xayma seet fan nga toll et ci conférence bi dinañ ci am ay données yoo xamante ne yi ay firnde pour wane ne réew yi nekk fan lañ toll bu ma jëlee par exemple réew bu mel ni Sénégal Sénégal ci ñetti 90 yooyu yàlla may na ko ba nga xam ne presque yegg na ci waaw presque yegg na ci ñetti 90 yëpp il faut ñu yokk nag ndaxte feebar bi mujj bi ñëw lëmbe na àddina bi yëpp ba nit ñi dañoo ragal ne xëy na am na ay gàllankoor ci yenn faju yi nañ ci ñëwaat mu nekk lu am solo alors conférence bi ñu ubbi que démb mu fas yéene jeex mercredi démb ak tey lan moo jot a am suñ ko mënee faram-fàccee. waaw démb bi ñu ko tijjee. ñu ngi ko tijjee démb si ngoon gi même balaa ñu koy tijji démb si ngoon démb si suba. amoon nañ li nga xam ne moom la ñu woowee pré-conférence ay réunion satellite. ci commencement bi def nañ jàngale xam nga Afravi moom li nga xam ne moo ko tax a jóg mooy en plus de wasaare xam-xam yu mujj yi day tàggat ndaw yi pour que ndaw yi nekk ay ndaw yu xarañ yu mun a gëstu bu jëme kanam seen réew. démb ci suba def nañ benn cours boo xam ne dañ ko tuddee cours de recherche clinique. moom mooy cours boo xam ne dañuy jël xale yi nga xam ne ñu ngi door a pare seen médecine ñu ngi door a pare seen biologie ñu ngi door a pare seen pharmacie tàggat leen ci nan la ñuy gëstoo. xam nga du gëstu bu nekk mooy jëriñ ndax gëstu bi bu jaarul yoon du jëriñ donc démb ci suba loolu lañ def tàggat xale yooyu ci naka la ñu mun a gëstoo ak yan yoon te ñu ngi utiliser xarala yu mbees yi ku nekk yaa ngi nekk ci sa dëkk mais jàngalekat yi ñi ngi tasaaroo tamit ñii ñi ngi France ñii ñi ngi Sénégal ñii ñi ngi feneen mais jàngal nañ leen ba ñoom xam nañ loolu en plus de loolu tamit defaat nañ yeneen symposium beneen symposium bu ma mën a wax mooy li ñuy wooye antibiorésistance. Très bien. Antibiorésistance moom mooy lan ay garab yoo xamante ne yi dañ daan faj mais garab yooyu léegi doomu jàngoro yi ñu daan faj dërkis nañ ba garab yi mënatuñ leen faj. loolu la ñuy wooyee antibiorésistance. loolu tamit def nañ ci démb benn symposium. mais kooku waxam xajul ci émission mun nañ jëlaat beneen émission boo xamante ne bii dinañ ko yaatal pour waxtaan ci mbirum antibiorésistance ndaxte lu am solo la lu jara waxtaane loo xam ne lii fi mu nekk nii lëmbe na àddina bi moom tamit donc démb ci suba def nañ loolu après ci ngoon gi ñu ubbi ko biñ koy ubbi man jël naa ci kàddu wax naa ci ak beneen professeur boo xam ne moo tudd Christine Katlama mu nga ca France moom mooy présidente Afravi international après am na ñeneen ñoo xamante ne ay yeneen personnalité yu jël parole comme waa ONU-SIDA wax nañ démb waa UNITAID wax nañ démb ñooñu ay partenaires lañ ay organisation yoo xamante ni ñooy jàppale réew yi pour ñu bokk xeex bi mu jëm ci kanam ñun fii Sénégal kan moo ñu ko ubbil démb kii moo ñu ko ubbil docteur Cheikh Oumar Anne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation moo ko ubbi moom la président Macky Sall wax démb mu ubbil ñu ko moo ñu ko ubbil tamit wax ay wax ju mucc ay wax ni Sénégal engagé woo pour jàppale seetkat yi ak fajkat yi ba nga xamante ne bii képp kuy dund ak benn doomu jàngoro nañ ci def lu ñu mun ba nga xamante ni bii Sénégal toujours nañ ko boole ci dëkk yi ñuy lim. tout le temps ci saytu ak ci faj. mu nekk lu am solo alors lan mooy ñeexteelu ki am VIH wala hépatite ci Covid 19. waaw xam nga ki am VIH. faj bi faju giiru dund la. ki am hépatite. xam nga hépatite yi dafa bëri ay façon boo amee lu mel ni hépatite B. boo tàmbalee faju tamit faj bi giiru dund la hépatite C moom fi mu nekk gis nañ garab yoo xam ne mun na ko faj mu wér ci diir bu gàtt mais garab feebar yi nga xam ne yi feebar boo xam ne faju bi giiru dund la nga xam ne tout le temps yaa ngi war a jël say garab xam nga Covid bi mu egsee dafa jaxasee nit ñi ak li ñu limité woon restriction yi amatul déplacement amatul am na ñoo xam ne dem beeg dikk bi niñ ko gàllankoore woon mënuñu woon dem jëli seeni garab bu fekkente ne dëkk bi amul stratégie yu mu teg pour que nit ñooñu mun a jot seeni garab mënoon na nekk gàllankoor ci ñoom mais ñun fii Sénégal dañoo anticiper woon
bi nga xam ne bi Covid bi ñëwee am na ñoo xam ne jox nañ leen ay ñetti weeri garab am na ñoo xam ne jox nañ leen sax ay juróom-benn weeri garab pour nga xamante ni bi Covid bi du mun a am interférence ci seen jëlum garab. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi que ni Ndeye Comba Touré Kane virologue la aussi spécialiste du VIH loolu aussi dafa am solo ñu leeral ko. très bien professeur. waaw oui loolu noonu. jëloon nañ ay matuwaay yoo xam ne jox ñooñu seeni garab. pour ñu mën a faju ni nga xam ne moom la ware. donc fii ñu ngi ci xayma bi ñu ngi seet. mais am nañ yaakaar ne Sénégal amul gàllankoor. ci feebar bi ndaxte dañ doon contacter malades yi di leen di téléphoner di waxtaan ak ñoom di leen dalal seen ay xel. pour que ñoom ñu mën a continuer jël seen garab ni mu ware. loolu noonu mais am na réew yoo xamante ne yi perturbé woon na seen ay faj jël garab am na ñoo xam ne ñi perturbé na lu mët ay fukki millions yi doomi aadama yoo xam ne yi seen jëlum garab jaxasoo woon na. donc loolu xam nga mun na indi gàllankoor ci avancé yi nga xam ne moom la dëkk yi amoon ci xeex mbirum sida. voilà alors si conférence bi aussi di ngeen waxtaanee aussi lépp lu jëm ci wàllum bilan de l'appel de Bordeaux. bilan de l'appel de Bordeaux soo ko doon expliquer suñu téléspectateur lan ngay wax. waaw lan moo tax aussi si biir conférence bi ngeen jagleel ko pàcc. waaw li tax ñu jagleel ko pàcc mooy conférence bi wax na Afravi 2009 li ko taxawoon na njëkk a jóg. moo nekkoon VIH. c'est-à-dire xeex jàngoro sida. mais bi ñu seetee ne jàngoro yi nga xam ne moom moo nekk surtout ci suñu réew bi du nekku rek jàngoro sida hépatite bi dafa am doole lool ci réew mi ñu dugal ci réew yi ñu dugal ci hépatite. hépatite yi boo xoolee fii ci Sénégal am na programme national boo xamante ni bii def na ay jéego yu mucc ayib ci li ñuy wooye prévention ci ñàkk yi ak loolu Sénégal sax bokk na ci dëkk Afrique yi nga xam ne ñoo njëkk a def vaccination à la naissance mais li nga xam ne moom lañ gis mooy xarale yi nga xam ne yi ak jumtukaay yi nga xam ne yi xeex mbirum sida teg na ko yooyu mun nañ ko jël pour xeex yeneen jàngoro looloo tax ñu dugal ci appel bi ñu woowee appel de Bordeaux pour yee décideurs yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ministère de la santé yi ñi nga xam ñoo nekk ci gouvernement yi ñu xam ne garab yi ñuy am na garab yoo xam ne ñu ngi koy utiliser ci VIH am na solo ci hépatite xarala yi nga xam ne moo nekk ci laboratoire yi di saytu am na solo tamit ci hépatite loolu pour yee nit ñi ñu gën a dooleel xeexum mbirum hépatite loolu moo ko tax a jóg 2018 nag lañ ko lancé woon tey commencé nañ di seet yan jéego moo am et bu àllarbaa dinañ ci mën a wax mu nekk lu am solo alors conférence bi tamit je pense dana nekk occasion ngeen waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum politique de santé ay recommandations yi nga xamante ne dangeen ko jox autorités yi n'est-ce pas loolu moo ko tax a jóg oui loolu moo ko tax a jóg parce que boo seetee avancé yi nga xam ne gëstu yi génne nañ ko oui façon faj yu bees yi nga xam ne gëstu yi génne nañ ko ci loolu la ñuy aajo parce que conférence bi OMS daf ciy taxaw bu baax de ñu nag OMS ñooy àndandoo ñetti fan yëpp lépp loo xam ne lii am na lu bees ñu saytu ko xool nan lañ ko mën a diglee réew yi pour que réew yi mën nañ ko dugal ñoom ci seen ay plan stratégique ak seen ay plan d'action pour mën ko jël en considération dans leur planification pour que askan wi mën ko jariñoo mu nekk lu am solo xam naa ne ci kanam tuuti daañ ñëwaat ci conférence bi professeur Comba Touré Kane nga nekk tamit directrice scientifique et responsable de la plateforme de biologie moléculaire bu IRESSEF nekk sa Diamniadio gis nga Covid 19 bi situation bi dafa mel ni fan yi mu ngi wàññeeku tey rek Sénégal ñetti cas nañ am alors sa lecture lan lay doon ci Covid bi ñu bëre yaakaaroon nañ ni. ak tamit événement yu fi romb ak cas importé yi mi dafay gën a jéggi dayoo mais fan yi dañ seetlu ni mbir mi dafa mel na Covid 19 bi dafa commencé wàññeeku bu baax ci réew mi. waaw loolu tendance baissière boobu dañ koy rafetlu. mais li nga xam ne moom laa bëgg a wax mooy ñaaxaat waa réew mi yëpp. ñu xam ne virus bi demagul. parce que virus boo xamante ne bii tant que amoo ñàkk boo xam ne moo ko mun a fagaru. wala amoo garab boo xam ne bii garab spécifique la pour faj ko. li nga xam ne moom lañ digle. pour nit ñi mun koo def pour geste barrière yi. il faut ñu koy continuer. il faut ñu xam ne geste barrière yooyu levé guñ ko ndax bu ñu xoolee li nga xam ne moo xew ci Europe. Europe ci maanaam été bi tàngaay bi jotee foofu noonu ci ñoom. presque amatuñu woon ay cas. ñun boobu fii ñi nga am ay cas yu bari
ñun ñi ñu doon liggéeyal ni ñu doon wax ne ñun de léegi loolu mu nekkatul suñu problème. mais liñ gis léegi mooy dafa cas yi dañoo jógaat. moom li ñuy wooyee deuxième vague. kenn ñaanul yàlla fii ci Afrique. deuxième vague ñëw fi. wante fagaru moo gën faju surtout que faju boo xam ne amoo garab. kon boog nañ continuer di fagaru niñ daan fagaruwee. bu kenn wax ne feebar bi jeex na parce que loolu ngay dégg nit ñi di ko wax actuellement. man su may dégg nit ñi di wax ne feebar bi jeex na man damay tiit. ndaxte man xam naa lan mooy virus. ak virus naka la mën a def. réew mi nag am na ay ñaan bu baax ñu ngi ñaanaat sëriñ yi ñu continuer ci ñaan yi ñu doon def. yokk ñaan kër diine yëpp mu nekk kër lislaam yi kër làbbe yeeg ñëpp continuer di ñaan. wante il faut que population bi xam ne doomu jàngoro bi demagul mi ngi fi te doomu jàngoro buy soppeeku la donc il faut loolu yëpp ñu intégrer ko continuer geste barrière yi. ba nga xamante naagu moom jarul naagu. il faut ñu continuer geste barrière yi ba ñu xam ne ñu ne ñàkk bii mooy aar ci doomu jàngoro bi ñàkk bi ñun Afrique mën nañ ko jot. ndaxte ñun tam loolu ci conférence ñu ngi ciy wax. pour ñàkk bu génn garab bu génn nañ fexe ba nga xamante ne bii mu am li ñuy wooyee équité c'est-à-dire bi ñu ko génnee ci réew tubaab bi ñu fexe ba réew nit ñu ñuul ñu jot ci loolu la ñuy xeex fii ci conférence bi ñu ngi ciy gëstu bu baax te wax nañ ci am nañ ci yaakaar ne lépp lu feeñ. bu soobee suñ borom Afrique dina ci jot. mu nekk lu am solo alors taxawaayu IRESSEF jamono ji lan la yéen a ngi continuer tamit di def ay test ba tey. waaw IRESSEF mi ngi continuer di def ay test ba léegi. waaw mais xam nga test yi presque ci jóge ci district yi ak ci hôpitaux yi. bareetul. waaw li si ëpp mooy test ñi nga xam ne ñoom ñooy génn ci réew mi. ñi def. ñi war a voyager ñoo ëpp ci test yi mais ba léegi test ñi ngi continuer di tester ñi nga xam ne ñi ñoo ñëw pour diagnostic. waaw kon ndax suñu xoolee bu baax rek tey rek si point du jour bi 544 tests moo am si point du jour bi nga xamante ni docteur Maodo Ndiaye joxe na ko tey mu fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey professeur Coumba Touré Kane nekk présidente AFRAVI 2020 naka noonu mu nekk virologue spécialiste du VIH nekk directrice scientifique et responsable de la plateforme de biologie moléculaire bu IRESSEF moom tamit moom mooy directeur ou bien recteur de l'université Sine Saloum bu Bambey mën ngeen participer ci émission bi chers téléspectateurs soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors professeur Coumba Touré moo wax rek ni université bi du Bambey. université Sine Saloum bu Kaolack Kaffrine Fatick. effectivement alors université Sine Saloum bu Kaolack boobu ñu namee la fa juillet 2020 si conseil des ministres situation bi lan la travaux yi ñu ngi woyee ni ba tey mais yéen a ngi joxe ay cours. n'est-ce pas waaw oui. Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. bu Kaolack. nekk université multisite. très bien. université bi mi ngi Kaolack. mi ngi Kaffrine. mi ngi Fatick. te war na nekk sax ba Njaareem. ndax am nañ foofu tamit site à Diourbel. université la boo xamante ne bii commencé na depuis février 2019. oui depuis février 2019 ñi ngi tàggat ay ndongo am na ñaari promotion ñoo nekk fi mu nekk université bi am na lu mat 3 junni ndongo yu fa nekk ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent. waa ndongo yoo xam ne ñi ngi leen di tàggat ci métier yu bëree bëri. maanaam université boobu li ko tax a jóg moom mooy tàggat ndongo yi ci li jëm ci mbirum mbay agriculture ak lépp li nga xam ne moo wër agriculture. soo gisee université bi niñ ko defee loolu mooy approche bu bees bi nga xam ne moom la ñuy def ci université yi yu mag yi léegi. université bi du nekkati benn place rek. université bi day nekk 3 place et université du Sine Saloum dafa jël lépp loo xam ne moo bokk ci mbay ak lu ko wër. ñu def ko ci Kaolack. ñu jël lépp loo xam ne moo bokk ci càmm gi ak lu wër càmm gi ak tàggat lépp ak xool loo xamante ne lépp moo jóge ci lu jóge ci jur. ñu def ko ci Kaffrine lépp loo xam ne moo bokk ci napp ak lépp loo xam ne moo bokk ci tourisme ñu koy jàngalee ci site Fatick. noonu la université bi tëddee. waaw alors université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack travaux yi ba léegi des na bu baax.
cours yi nan lay demee exactement. cours yi ñu ngi koy def. Oui. am na ci université bi dafa lënkaloo ak éducation nationale. Oui. ndaxte lépp loo gis rek continuité la. ñun xale yi ñuy tàggat lycée la ñuy jógee ñu lënkaloo ak éducation nationale ñu ngi gërëm bu baax ministre de l'éducation nationale. ci yombal bi mu ñu yombalal ndaxte ay locaux éducation nationale la ñuy utiliser. ñu ngi utiliser surtout li ñuy wooyee les centres de formation des élèves maîtres mooy CRFP yi. ñu ngi koy utiliser ci ñetti gox yooyu yëpp ak benn lycée boo xam ne lycée franco-arabe bu nekk ci Kaolack yooyu la ñuy utiliser foofu la ñuy tàggatee xale yi macha allah ñu ngi leen di tàggat bu baax a baax foofu noonu. waaw mais travaux yi. arrêté woon nañ ci temps wu Covid bi. Oui. mais travaux yi reprendre na léegi nii. mais justement sax ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne nee na travaux yi dina durer 18 mois donc xel mën na dalani professeur Ndeye Comba Touré Kane. waaw xel mën na dalandi mais ñun lu mu gën a gaaw gën ci ñun. waaw lu mu gën a gaawee gën si yéen. waaw parce que lépp li nga xamante ne lii am nañ ko comme vision. ak comme stratégie bu ñu war a teg foofu noonu ci université bi il faut ñu am locaux yi pour mun koo dérouler. am na solo loolu daañu ko yaatal léegi nag am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam suñ ko mënee dégg bu baax allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi bismillah. ça va monsieur Cissé. alhamdulilah fa nga ñuy woowee. ziar nañ la Babacar Thiam. Ancien président de la commission sociale de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine. Babacar Thiam bismillah. na nga def Ziar naa la sax mos naa la invité fii de su ma jumulee. waaw ñu ngi nuyu suñu professeur. effectivement mu lay dégg suñ ko mënee dégg bu baax. waaw allo. voilà c'est bon bismillah. allo Babacar. oui. waaw ñu lay déglu bismillah. waaw ñu ngi nuyu d'abord suñu professeur. mu lay dégg di ko féliciter bu baax ci vraiment liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy def au niveau national. allo. allo Babacar dafa mel da ngay bàyyi xel télé bi de ñu lay dégg bu baax soo mënee wàññi son wu télé bi nga wax directement. waaw maa ngi lay dégg wàññi naa ko bu baax. bismillah ñu lay déglu Babacar. waaw déjà ñu ngi féliciter professeur. parce que déjà exemplaire la au niveau national en tout cas li nga xamante ni ñun étudiant faculté de médecine yëpp mën nañ ko wax. mooy di ko ñaanal ci liggéey bi nga xamante ni commencé na ko au niveau national ci université El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack. ñu ñaanal yàlla aussi mu yeggali ko ci jàmm quoi. amiin. en tout cas fierté la au niveau national. ñu ngi koy ñaanal objectif yi nga xamante ni mu ngi ko am ci Sénégal yàlla jàppale ko ba mu yeggali ko. donc ñu ngi leen di suivre te aussi ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. loolu moom moo taxoon ñu woote pour encourager ko parce que c'est pas évident que engagement yi muy jël yëpp à chaque fois mu koy matale. macha allah. donc vraiment kontaan nañu ci moom merci beaucoup. jërëjëf Babacar di la gërëm bu baax di la sant professeur kooku sa étudiant la de. waaw di ko gërëm rek. di ko jaajëfal di ko wax ne ko. dañoo topp tànku mag yi. ñoom ndaw yi nañ topp suñuy tànk ndax loolu mooy jëmale Sénégal ca kanam. mu nekk lu am solo alors sànq dañ toll woon ci université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Cheikh Oumar Anne ni travaux yi dina durer 18 mois alors kon travaux yi nu mu gën a gaawee rek gën a baax mais nu mu gën a yéexee tamit mbir mi day xaw a doy waar. non am nañ yaakaar ne du yéex. ndaxte bu fekkente ne lépp antu na tegu. li ci des rek mooy sabablu après def suivi. parce que lépp loo gis il faut ngay def suivi évaluation. donc su fekkente ne teg nañ en place te loolu dinañ ko def bu soobee yàlla teg nañ en place un bon plan de suivi évaluation nga xam ne moo lay permettre saa yoo tolloo fenn nga xayma xool su yéexee nga ne yéex na ñu xool lu tax mu yéex. ñu corriger li tax mu yéex pour ñu jëm ca kanam. suñ borom mun naa def ne xayma bi dinañ ci bu àggee dinañ jot université bi lépp antu bu soobee yàlla. alors ak nouveau bachelier yi tamit am na ñoom tamit seen situation nan la fa tëddee foofu. nouveau bachelier yi moom xam nga université actuellement pour ngay nouveau bachelier yi bu ñuy ñëw. il faut li ñuy wax mooy da ngay concerté wu ak instance pédagogique yi
instance pédagogique yi mooy faculté yi ak UFR yi ñoom ñooy gisante seet xool naka la ñuy changer ñi nga xam ne mooy critères yi loolu def nañ ko ba pare ba yónnee ko ministère léegi ñoom tamit ñooy xayma ñaata ñoo war a ñëw ci ay ndongo ci yu bees ci par rapport ak loolu mais li nga xam ne mën nañ ko wax mooy Covid 19 bi won na ne mën nañ jànge neneen ndaxte xarala yu bees yi mën nañ ko utiliser ci njàng mi loolu tamit il faut ñun université ñu xool nan lañ ko mën a gën a wasaare te loolu tamit il faut ñu am ndimbalu gouvernement bi parce que il faut xale yi am une bonne couverture internet pour ñu mën a def pour ñu mën a jël xarala yu bees yooyu noonu di ko dugal ci njàng mi nga xam ne peut-être xale yi ñëw ci biir daara ji du bëri yooyu xale yi mën nañ toog seen kër mën nañ nekk feneen di jàng mais il faut mu am tamit jàppale boo xamante bi dinañ ko mën a jàppale ba mu am une bonne couverture en réseau internet. mu nekk lu am solo alors ci wàllum ressources humaines nan la université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass Kaolack tëddee. ci wàllum ressources humaines professeurs yeeg. waaw en terme de professeur université bu bees la. professeurs yi bareeguñu. fi mu nekk nii ñu ngi toll ci fanweeri professeur ak juróom. mais comme c'est une formation professionnalisante dañuy utiliser lu bëri ay vacataires professionnels. dañ utiliser lu ma téeméeri vacataires professionnels. mais ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation mi ñuy jàppale. pour ñu am ay yeneen professeur donc lancé nañ benn appel à candidature professeur boo xam ne mi ngi en cours te yaakaar nañ ne déwén dina amaat beneen appel boo xamante ne bii pour renforcer professeurs yi di ñëw pour mun a jàppale xale yi bu baax tàggat leen. te ci bi ñuy tàggat xale yi tamit ñun am na benn approche boo xam ne bii ñu ngi koy dugal bu baax. mooy approche entrepreneuriale. c'est-à-dire xale yi bu ñu leen dee jàngal dañ leen di jàngal. non seulement jàngal leen de façon globale mais surtout jàngal leen ñoom ñu gëm seen bopp ak xam nan lañ mën a def bu ñu génnee demal seen bopp. donc leadership ak entrepreneuriat lu am solo la loo xamante ni dugal nañ ko ci biir njàngum université El Hadj Ibrahima Niass comme ça xale bi bu génnee su amee liggéey mun na demal bopp mun na dem liggéey su amul liggéey mun na demal boppam. ñu ngi dem sax bay xool. ndax nan la ñu mën a am defee en place ay vraies coopératives yoo xamante ni dina mën a jàppale xale yi bu xale yi génnee mën a am foo xam ne mën nañ ci jàppandiku bu dem loolu tamit ñu ngi lancé appel le monde industriel le monde socio-économique koo xamante ni kii mën nañ ñëw jàppale ci université El Hadj Ibrahima Niass dans cette vision entrepreneurial bu xale yi pour que xale yi bu ñu génnee ñu nekk ñoo xam ne ñooy autonome la ñuy nekk. commencer dugg ci développement wu dëkk bi embaucher ay nit réduire le chômage au sein du Sénégal c'est ça notre objectif. am na solo kuñ ci jàppale ñu jël. am na solo alors au-delà donc des autres universités yi nga xamante ni nekk nañ fii université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass ndax am na ay partenaires comme yeneen universités yi nuñ koy defee. ak tamit ndax yéen taxaw ngeen tem pour am aussi yeneen partenaire ngir gën a mën a dooleel université bi. waaw université bi bari na ay partenaires parce que université bi mu koy sos. parce que c'est la première université à vocation agricole mun nañu wax sax dans la région ouest africaine bi ñu koy sos dañu lëkkaloo ak ay universités yu nekk France surtout benn ensemble bu ñu woowee Agriñom ñooñu ci ñu bokk ci ñi nga xam ne bi projet pédagogique bi ci lañ bokkoon ba léegi ñu ngi lëkkaloo ak ñoom. les centres d'excellence yi dégg ngeen leen centre d'excellence africain yi am na benn centre d'excellence africain boo xam ne bii dafa màcc ci wàllum mbay. boobu tamit université du El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum am na ci rôle bu bari bu muy jouer te ñu ngi ci ay yeneen partenariat am nañ partenariat ak Nestlé pour travailler xool def ne ñun parce que foofu noonu mbay la. ak transformer li ñuy béy ñu ngi nekk di réfléchir di lëkkaloo ak université Gaston Berger bu Saint-Louis xool nan la ñuy def ay biscuit yoo xamante ni dina jàppale gone yi ndax gone yi li ñu gis ci ñoom nga xam ne seen njàng day gàllankoor li ko ëpp mooy lekk gi ñuy lekk dafa am problème mu carence léegi ñu ngi defar ay biscuit ñu ngi ciy nekk di lëkkaloo ak université Gaston Berger ñu ngi ciy liggéey loolu am na ñaari enseignants chercheurs yu nekk foofu yu ci université bi ñu lëkkaloo ak waa Gaston Berger di ci liggéey ñu ngi xool nan la ñuy liggéey ak ministère de la santé bu département wu Kaolack donc région médicale u Kaolack nan la ñuy liggéeyee seet
nan la ñuy demee ci école yi jàppale xale yi jox di leen renforcer en biscuit boobu nga xam ne dina tax ba nga xam ne carence yi dina wàññeeku. am na beneen tamit bu ñu defar boo xamante ni bii ñu ngi ciy liggéey ak ESP di ci liggéey ak Université Cheikh Anta Diop de Dakar. ci beneen aliment boo xamante ne bii loolu yëpp pour renforcer xale yi nga xam ne parce que gone bu xiifee walla lekkam jaarul yoon. du mun a ànd ak dalum xel ba jàng ni mu war a jànge am ay résultats yu mu war a am. donc loolu moo tax ñun ñu jóg wax ne bu ñu tàggatee gone yi noonu jox leen ay supplément ci lekk yi. jàppale leen ba nga xamante ne bii seen kattan dina ñëw bu seen kattan ñëwee seen xel dina dal ñu mën a jàng bu baax mën a bokk ci ñi njëriñ réew mi. am na solo professeur am na keneen ku nekk ci ligne bi suñu beneen téléspectateur allo kooku dem na alors professeur Ndeye Comba Touré Kane nga nekk recteur bu université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack président de la République nommé la ci conseil des ministres juillet 2020. alors défi yi lay xaar lan la exactement. xam nga waaw si diir bu gàtt. défi yi may xaar moom mooy wóolute gi président de la république teg ci sama kaw damay nangu di ñaan suñu borom mu jàppale ma ba ma dem fu lu romb sama njort. oui amiin bi may demee fa bi may jël service dama leen wax ne man sama liggéey dama ko teg ci. benn triptyque bu ñu tuddee ñetti yi mooy bu njëkk bi mooy expérience maanaam li ma jot a dajale ci expérience mu néew mu bari ak expérience bonne volonté yooyu yëpp moom laay boole. ñu dem ci beneen boo xamante ni bii moom la ñu tuddee engagement. ñu àndandoo ñun ñëpp xàcceendoo dóorandoo pour que li nga xam ne moom lañ bëgg muy excellence ñu egg fa. donc expérience engagement. et excellence waaw muy ñetti waaw loolu laay ñaan yàlla suñ borom ñu def ko ci université El Hadj Ibrahima Niass bu Sine Saloum. macha allah te yal na ko yàlla mottali. am na keneen ku nekk si ligne bi allo kooku dem na alors suñu dellu siwee tuuti ci wàllum conférence bi gis nañ aussi yéen a ngi si bu baax a baax lu ñuy wax si Afravi suba incha allah lan moo leen di xaar exactement. suba dañuy continuer. gis parce que Afravi dañ koy def si ñetti fan. si ñetti fan yi ni nga xamante ne bii moom lay demee ñaari waxtu yu njëkk yi ci suba teel gi. foofu la ñuy jël ay kàngam yoo xam ne fu nekk la ñuy jóge ku nekk ñu jox la benn thème kàngam bi mooy toj thème bi wax ñu ne ñu thème bi lii mooy li nga xam ne moom la ñu mujj a gis ci thème bi. après ñu jël ko bu ñu paree ñu def li nga xam ne moom la ñuy wax ay session parallèle session yooyu mooy session de partage d'expérience ñu jël ku nekk wax sa liggéey benn thème yu bari lay doon y a à peu près 25 sessions parallèles chaque jour y a 5 sessions parallèles. ci suba ak 5 sessions parallèles ci ngoon muy partage d'expérience ñu ñëw ne bii thème yéen lan ngeen di liggéey ci mbàllum sida par exemple yéen faj bi nan la mel seen réew ku nekk ku jóge Sénégal wax ku jóge France wax ku jóge Belgique wax ku jóge Cameroun wax ku jóge feneen wax après ñu dajale ñu seet lan moo ci baax ak lan lañ ci war a jubbanti loolu nag mooy nekk ci recommandation yi. nga jël beneen feebar ñu def loolu ñu jël tamit politique de santé yi tamit ñu xool politique de santé yi lii lañ ci war a def lii lañ ci war a def ak lii. après loolu yëpp moom la ñuy tënk bu soobee yàlla àllarba. wala comme c'est connecté. peut-être bu weesoo ñu xool nan lañ koy. tënkee ci benn rapport boo xamante ne bii moom la ñuy séddoo. tasaare ko ci waa réew yëpp ku nekk jël ko après ku nekk seet li la ci jëriñ. nga jël ko nga def ko. alors Sénégal ban leçon la war a tirer ci Covid 19 bi ba suñu politique de santé gën jëm ci kanam. waaw Covid 19 bi. xam nga Covid 19 bu mu egsee. dafa xaw a jaxase lu nekk. mais jàngoro bu bees bu egsee. toujours dañ war a jàng ci li fi nekkoon te. maanaam Covid ak VIH nuroowuñu de ñaari virus yoo xamante ni nuroowuñu bokkuñu dara mais VIH am na loo xamante ne li def nañ ko fi lu bari et li nga xam ne moom lañ ci gën a réussir mooy la multisectorialité. parce que Covid du nekk affaire boo xam ne bi
affaire ministère de la santé kese lay nekk dafa war a nekk affaire ñëpp. ñëpp waaw ñëpp dugal seen loxo ñëpp dugal ci seen loxo. Oui. loolu moo taxoon sax bi Covid bi amee ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation lancé woon li ñu tuddee observatoire. mooy OCOVID observatoire de lutte contre la Covid-19 pour wax ñi nga xam ne ñoo nekk enseignants chercheurs yi nekk Sénégal yépp ku nekk ci li ngay yëngu na nga ci gëstu xool lan nga mën a apporter réew mi loo xam ne dina bokk ci xeexu mbirum Covid-19. donc approche multisectorielle boobu il faut ñu koy dugal ci feebar bu mu munti doon actuellement il faut nga xool nan ngay boolewee ñépp ku nekk dugal loxoom bu ku nekk dugalee loxoom dinañ ci am njëriñ boo xam ne bi dina nekk njëriñu askan bi. mu nekk lu am solo alors feebar bi Covid-19 du mu wàññeeku bu baax est-ce que loolu aussi dafay tekki ni nit ñu bëre aussi defuñu test wala feebar bi ci boppam moo commencé wàññeeku ci Sénégal. ñaar yëpp. pour ñaar man yëpp waaw. oui. pour man sama vision ñaar yëpp. Oui. parce que bon feebar bi mun na wàññeeku na moom ci continent africain. oui. mais comme dafa bëri li ñuy tuddee ay formes asymptomatiques. oui. nit yi duñu dem faju ji duñu dem ñu tester leen. parce que da ngay defee ne da nga yore grippe wala da nga yore sibiru après fekk na Covid moo nekk. ci moo nekk suuf ci yow dañ ko yaatal léegi am na waaw. keneen ku nekk ci ligne bi allo 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 kooku dem na alors professeur ma bàyyi la nga eggali sa explication. waaw par rapport dama ne mun Oui. na nekk ñaar yëpp parce que tendance baissière bi moom c'est moom lañ gis ci Afrique bi yëpp mais mun na nekk tamit nombre de tests yi doyul doyul waaw maanaam ñu bëri demuñ def test. parce que dafa am li ñuy woowee forme asymptomatique c'est-à-dire nit ki du sonn mun na dund ak doomu jàngoro bi te du ko yëg loolu tamit duñ ko jëlaale en compte loolu tamit day continuer mun na continuer di wasaare feebar bi mais kenn ñaanu ko mais tendance baissière bi mun nañ ko corréler mun nañ ko boole lënkale tamit ak néewu test bi. alors su weesoo tamit recommandation yi est-ce que jotul fekkee ni defaguñ ko ñu mettre en place des stratégies ba ñaanuñ ko yàlla deuxième vague bañ a am Sénégal. loolu moom defe naa ñu ngi ciy liggéey. comme maa ngi Saalum nag léegi. waaw léegi moom yaa ngi ci université bi. bu baax a baax waaw maa ngi ci université. donc kon université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté de médecine xam naa ne léegi amatoo jot pour joxe fa cours de ci faculté de médecine. non amatuma jot pour joxe fa cours mais falaa bokk ba léegi. oui waaw parce que su ma amee. benn occasion tamit damay dem foofu noonu. très bien parce que ci par exemple temps préparation concours agrégation bi biñ doon tàggat. prof yi waroon dem pour defi ji concours bi jaar naa fa bariwul nag kii Kames Congo Brazza ñi demoon concours Congo Brazza maa ngi leen di féliciter Sénégal am na fa ay résultats yu mucc ayib gis nañ même université Thiès aussi waaw di féliciter ñi demoon ñëpp te yàlla def ñu jàll ñi nga xam ne tamit baaxul ci ñoom ñu muñ te suñ borom yombal leen ko beneen yoon incha allahu rabbi incha allah alors ñu ngi toll woon ci wàllum stratégie nga ni am nga yaakaar ni vraiment autorités yi ñu ngi si. ñu ngi ciy liggéey comme yow yaa ngi woon si liggéey bi depuis le début. ci RSF mais xam nga nag après nag dama xaw a wàññi parce que buñ la joxee ay responsabilités yu bees il faut nga xool tamit foofu yan stratégie yu bees. bien sûr nga fay teg yoo xamante ni dina mën a jox ay résultats donc maa ngi nekkoon. ci université bi di seet vraiment nan lañ mën a def ba nga xam ne université bi dina mën a jóg parce que université bu bees la mi ngi dóor comme doom buy doog a juddu il faut nga tette ko donc ñu xool nan lañ ko mën a tettee ba mu mën a doxal boppam donc fi mu nekk nii daal ci loolu laa nekk mais ñi ma xamee waa Sénégal ñi ngi saytu bu baax pour xool nan la ñuy defee ba deuxième vague du am te war nañ si tirer leçon yu am solo parce que li ñu gis Europe oui war nañ ci tirer ay leçons te li ñu gis Europe actuellement ñu tey ci suba rek wax nañ ko ci conférence bi que ni avant li ëppoon ñu mag ñi rek la doon dal mais deuxième vague bi dañoo gis ne am na ay ndaw yoo xamante ni forme grave yi dal na leen forme grave yi ba ñu dugg ci biir réanimation loolu tamit il faut ñu fagaru ko jël ko en considération ci stratégie yi nga xam ne war nañ ko teg en place pour mën a gën a mën a fagaru
kenn ñaanu ko yàlla mais si jamais deuxième vague ñëw na ñu xool nan lañ koy xeexee. kon ndaw yi aussi yaa ngi leen di lancer appel. pour ndaw ñu yi sóoraale maa bu ngi baax oui. ñëpp lay lancer appel. waaw. virus bi maanaam fi mu nekk nii am nañ tendance baissière ci dëkk bi ci réew mi mais virus bi demagul amaguñu garab amaguñu ñàkk am na ñàkk yi gaa am na tey ci suba rek wax nañ ko ci conférence bi. am na lu mat ñetti téeméeri candidat ñàkk yoo xamante ni ñi ngi koy expérimenter à travers le monde ci biir ñetti téeméer yooyu fanweer fi mu nekk ñëw na ci nit ñi commencé nañ expérimenter fanweeri ñàkk ci nit ñi am na benn ñàkk boo xam ne nee nañ balaa yàgg résultat yi dinañ génn te am nañ yaakaar ne résultat yooyu dina baax te résultat yi ñu gis mooy am na fagaru boo xam ne mën na ko indi aussi bien ci ndaw yi que ci mag ñi mais expérience rek bu ñuy def. il faut résultat yi ñu publier ko bu baax ñu dem à l'échelle. ñuy doog a xool naka la def. kon vaccin bi moom ba léegi moom leeragul. non mi ngi ci étude. mu ngi ci étude mi ngi ci étude et les études sont très prometteuses. études yëpp am nañ ci yaakaar moom laa lay wax ma ne am na ñetti téeméeri vaccin candidat vaccin ñoo am. ci ñetti téeméeri candidat vaccin xam nga vaccin boo koy def étape yu bari lay jaar. xam nga di nga def d'abord test yi ci laboratoire ci janax souris. waaw si janax après def test yi si soo amee si golo yi. makak yi après ngay doog a dem si nit yi booy ñëw si nit yi ñetti phase la nga def benn phase bu ñu woowee phase 1 ci volontaire def phase 2 def phase 3. actuellement ci 300 candidats vaccin yi nga xam ne moom moo am 30 yi egsi nañ ci stade du nit donc ñi ngi leen di tester ci ay nit et ñi ngi gis ne résultats yi ñu jot a am ay résultats yu am solo la yoo xamante ni am nañ ci yaakaar. incha allah alors xam naa ni moom Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass nekk na lu la soxal bu baax a baax te loolu sax c'est normal ndax yow yaay recteur bi alors est-ce que yéen a ngi sóoraale bu baax a baax capacité d'accueil yi ndax gis nañ fii université yi moom mën nañu wax ne université yu fi nekk yëpp dafa fees del macha allah ci wàllum travaux bi ak tamit étudiants yu fay nekk yéen a ngi sóoraale bu baax capacité d'accueil pour Université Sine Saloum. waaw mooy li ma la waxoon sànq xam nga capacité d'accueil moom laa la ne il faut ñu dugal ci xarala yu bees yi. xarala yu bees yi. waaw mais est-ce que tamit xale yu bees yi rek war na nekk alternative. non xarala yu bees yi nekkul seulement alternative mais xarala yu bees yi dina tax ba nga xamante ni bii liy indi problème ci université c'est-à-dire nit ñi bari ñi dajaloo fa. du fa am parce que nit ki su ne amee espace boo xamante ni bii mun na fa épanouir problème yu bari du am. mais bu nit ñi nekkante ci kaw rek day indi ay gàllankoor. mais il faut tamit ñu réfléchir xool. et réflexion bi mooy nan la ñuy ubbee yokk filières yi ba nga xamante ne bii pas seulement université yi mais yeneen centre de formation dina am. et pour cette année loolu yëpp ubbi nañ ko parce que ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation lëkkaloo na ak ministère de la formation professionnelle donc ñi am bac mun nañ dem defi ji BTS. ministère de l'enseignement supérieur ubbi na li ñuy wooyee ay ISEP mooy c'est des centres de formation institut de formation professionnelle. comme bu nekk Diamniadio. am na Matam am na Richard Toll. bon loolu yëpp ñu ngi ci bon yooyu tamit am tabax yi pareegul li ci ëpp à part Diamniadio moo ci gën a avancé yeneen i tabax yi pareegul mais yooyu yëpp ay stratégie la yoo xamante ne yi nit ki mun na choisir filière yooyu dem parce que jàng bi tamit il faut ñu xam ne. du nekk rek enseignement général. enseignement professionnel mën nañ ko war a gën a privilégier. et puis toujours ñuy xool filières yi ñuy ubbi ñu nekk tout le temps en concertation ak le monde socio-économique xool ñoom lan ngeen gën a soxla par exemple yéen bu ma ñëwee fii waxtaan ak yéen ne leen yéen fii ban façon métier moom ngeen amul ay nit yu doy. ngeen ne ma ñun de fànn bii. amuñu ci nit yu doy par exemple ay caméraman yoo xam ne qualifié amuñu ko lu bari amuñu lii lu bari amuñu ay lu ngeen may wax daal ne amuñu ko waaw après ñu ne leen ñu dajaloo ak yéen def concertation. très bien bu ñu leen dee jàngal ban façon jàngal ngeen bëgg ñu defandoo ñun ñëpp ñu àndandoo définir les modules de formation ensemble kooku bu génnee day am fu mu dugg.
noonu la ñu war di xoole njàng mi actuellement. mu nekk lu am solo di la gërëm baax di la sant sa kàddu gu mujj. jëm ci wàllum conférence bi wala université bi rek. bu la si neex. conférence bi moom maa ngi ñaan sénégalais yëpp. ñu suivre ko parce que c'est disponible en ligne. ku nekk mun nga connecté wu déglu liñ fay wax. ak lépp nga xam ne dina njëriñ askan wi. conférence bi mi ngi war a jeex ni ki àllarba incha allahu rabbi. su conférence bi jeexee dinañ xool nan lañ mën a defee benn point de presse pour ngeen mën ko wasaare pour que sénégalais yëpp mën a jëriñoo li nga xam ne moom lañ taataane ci conférence bi. après bon li nga xam ne mooy wàllu université du Sine Saloum xanaa gërëm ña fa nekk. ndaxte conditions yi métti na mais gëm nañ li ñuy def étudiants yi gëm nañ li ñuy jàng. très bien donc ñëpp ñu ngi foofu. muy jàngalekat muy étudiant ku nekk gëm nga li ngay def foofu ku nekk ngi jàpp ci waar bi ñu koy béyandoo ensemble te di ñaan yàlla mu jëm ci kanam. après nag Covid 19 bi di ñaaxaat nit ñi wax leen ne Covid bi demagul carrément di ñaaxaat également ministère de la santé. pour ñu bañ a baisser les bras ñu continuer réflexion yi xool yan stratégie la ñuy mettre en place pour éviter. beneen éventuelle deuxième vague. fexe ba nga xamante ni jumtukaay yëpp dina nekk ci biir hôpitaux yi gën a tàggat nit ñi tamit ci faj bi fexe ba nga xamante ni bii lépp lu waay soxla muy terme garab ak muy test. mu nekk loo xamante ne ni dina disponible ci réew mi pour que Sénégal mun a nekk toujours un exemple bu ñuy citer. dans sa politique de santé à travers le monde. mu nekk lu am solo di la gërëm baax di la sant. professeur Ndeye Comba Touré Kane maa lay gërëm baax di la sant. maa ngi lay sant bu baax monsieur Cissé. sant bi rek moo ko yàq. xam naa ni moom Cissé moom moo dàq Touré di la gërëm baax di la sant mu nekkoon professeur Ndeye Comba Touré Kane nekk virologue spécialiste du VIH nekk présidente bu Afravi. naka noonu nekk tamit directrice scientifique et responsable de la plateforme biologie moléculaire bu IRESSEF moom tamit moom mooy recteur bu université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.